alhamdulillahi alladi. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag ñuy wax ci benn mbokk boo xamante ne nii mi ngi ci ay jafe-jafe caabi féete ko ginnaaw muy oustaz Tayib Socé daañu ñëw ci moom ci gaawam bi nu mu demee muy affaire or bi nga xam ne moo sabab lii di emprisonnement am naka la mbir yi xewee. loolu lépp daañ ci dellu si waat ak ay explication yi nga xamante ne nii moom moo ko defoon comme ni ko olof di waxee nettali ci làmmiñu boroom la dàqee waaye itam def ci ab jàngat comme niñ koy faral di defee ci vidéo bu ne. malheureusement nag ci Sénégal buñ fi tëjee ab politicien boo xamante ne nii amaana sax ay milliards la sàcc wala activiste wala journaliste coow li day bari lool moo xam télé yi moo xam rajo yi moo xam presse écrite bi ba ci sax site internet yi mais bu fekkee ni ab nitu diine la day mel ni dañ koy soofantal. gis nañ ko ci kaawu imaam Alioune Badara Ndao bi ñu accusé woon ko tëj ko kaso ci diir bu yàgg teg ci moom ay tuuma yoo xamante ni nii ñëpp xamoon nañ ni dara nekku ci dëgg diir lañ ci teg ñu àtte ko ne ko defoo dara maanaam fii ci Sénégal boo fi nekkee nitu diine rawatina nag nga ñeme dëgg lool da ngay déranger ñenn ñi de telle sorte que boo nekkee ci ay jafe-jafe médias yi duñ ci sax wax lu bari dinañ ko coof di ko junj mais boo ko comparé yeneen personnalité yi nga xam ne ci wàllum politique la ñuy yëngu wala ci yeneen domaine dawe yi bokkul. Tayib Socé nag bokk ci nitu diine yooyu nga xamante ne nii mën nañ ni dëggoom ak li ñuy woowee franc parler parce que du daw ci ginnaaw ay politiciens mosuñu ko dégg muy dox ci yu ñàkk fayda xëy na loolu moo ko yóbbee lii lépp loolu lépp daañu ci dellu si. mais avant loolu da leen di bàyyi ngeen déglu benn ci intervention yi nga xamante nii defoon na ko gannaaw buñ ko njëkkee woon teg loxo mi ngi ko defee woon ci émission ngonal bii am TFM pour que ngeen comprendre mbir yi exactement naka la fa tëddee woon juste benn rappel bu gàtt ak lan moo tax ñu teg ko loxo bu ko defee ñu dellu si def ci ab jàngat. li ñu ci dugal du lenn lu mooy xarit rek boo xam ne dund nañ lu mat fukki at ak ñaar muy ñëw fii may ànd ak moom di ko fekk bitum réew. ma di ko invité ci samay émission ñu xaritoo boo xam ne xaritoo am sax sama xaritoo ak moom sax maa ngi ko xamee ci magam bu mu bokkal ndey ak bàyyi kooku laa xamoon kon kóllëre gi jiitu na loolu ñuy jëflante di jëflante ba am sunu benn xaritu naar xaritam la moom bu ñëw Sénégal ne dafa bëgg ay partenaire yu ko dimbali pour mu liggéey bi mu ñëwee dama ko invité télévision 2STV ñu def émission bu mag léegi bi ma jeexalee émission bi ma présenté ko El Hadj Ndiaye ma dugg ak moom ci oto El Hadj Ndiaye ñu dem ci chantier El Hadj Ndiaye yëpp El Hadj kontaan lool mu wax ma ne ma moom bëgg na investir même comme que man maa ngi def ak moom émission te gis na ne émission yi am na solo su mënoon a investir fii ci rajo wala ba télévision sax moom pare na pour def ko ma wax ko El Hadj Ndiaye El Hadj na ma du problème même mun naa leen di jox benn émetteur ngeen ubbi télévision islamique mu ngi may déglu léegi mu jógee fu mu invité ma Dubaï ma jógee fii dem Dubaï seeti ko bi ma demee invité na ma këram ndogu ci Ramadan la woon mu ni ma Sénégal dama fa dégg ne am na fu ñuy wax Sabodola ma bëggoon comme que yow Sénégal mel na ni xam nga autorité yi ma bëggoon nga waxtaanal ma su fekkee d'accord nañ am naa machine bu mën a ñëw exploiter or Sabodola bi ma ñëwee Sénégal mooy dox ci loolu ngir lan sama partenaire la am nañu projet ubbi rajo ubbi télévision su bëggee leneen loo xam ne loolu daf koy yokk dama ciy dugg bu doon tey ma defaat ko bi ma ñëwee ma gis Babacar Gueye nekkoon na ci Ablaye Wade ma gis Adama Mboup mooy doomu sunu papa Tafsir Mboup ma expliqué ko mu ni ma dañuy jéem a xool Ousmane Ngom ma nekkoon ministre des mines bi ma laajtee def sama investigation ba ñu wax ma ne or bi nekk Sabodola Australie ñoo ko gagné te dañ ko monopoliser ci laa arrêté lépp ma toog noonu bàyyi toog benn jamono moo am suma beneen xarit boo xam ne vraiment dañ fay indi or bu bari wan ma kayit yi wax naa ko juge bi ba mu ne ma yow dafa mel ne xam nga affaire bi na ko effectivement parce que dañ ma wax kayit yi dañ ma jox kayit yi ma lire ko certificat d'analyse boo xam ne ministère des mines bu Guinée muy or bu normal ànd ak ay kayitam ñu ne ma dafay jaay sama xarit bi nga xam ne daf ma doon utloo or ma woo ko ne ko man gis naa or fii ngeen ma ne ko ngeen ñëw xool ndax nee nañ ma booba ñoom ñu ngi koy jënd Gambie ñu ngi koy jënd Cameroun ñoo ma ko wax ma woo leen ne leen ñëw leen ngeen xool su ngeen ko gisee bu wóoree ngeen jënd su wóorul ngeen arrêté mu déparé fa ñëw bi mu ñëwee ñu indi ñu xool mu ne ma amul benn problème baax na ma boole ko ak ki koy jaay ñoom ñu waxtaan ndax ñoo xam problème bi ñu ko jaayee ndeke moom ak ki mu àndal amuñu capacité bu ñu ko génnee Sénégal nee naa leen dem nañ Gambie jaaree nañ ko Gambie ndax dañ ne bu ñu ko jaarelee Gambie mu dem
mais or caaxaan jënd ko boo koy jënd di ko exploité da ngay am ay këyit da ngay jaar ci douanier yi mu clair mais comme que ñoom nee nañ seen liggéey la ñu ngi koy def léegi ñu jënd ko yóbbu ko Gambie affaire mënul jàll ndax dem nañ ci benn transitaire ñu yore këyit boo xam ne 140 kilos ak 105 kilos bi ñu demee ci transitaire yi mu ni 30 kilos yii ngeen yor damay am këyitu 30 kilos dinaa leen ko mën a defaral mu dugg ci avion bi dem mais 30 kilos yi amul këyit ñu càng nee naa leen fa mais yéen li ngeen di dox di wër ne da ngeen koy jënd ñu jox leen ko te amu leen capacité amu leen moyens yu ngeen ko yóbboo lii mooy lan affaire bi càng ñu retourné xëy na dellusiwaat Sénégal waa ji comme que naar bi dafa jëloon ay xaalisi jàmbur ñam jël xaalisam attaqué ko moom itam mu attaqué Bousri Sall la tudd mooy sama xarit moom itam mu attaqué ko parce que moo ko indi Sénégal ñu jàpp Bousri tëj naar bi tëj Bousri itam porté wul plainte mais goro bi moom moo wax ne naar bi moo ko defal procuration man léegi procuration pour ma porter ma plainte ma ndax nee na Taib Socé mooy cerveau bi xam nga xarit ak confiance yi ngay am bu la demander service il faut nga def ko donc yaakaar naa ni ñoo ko déggandoo suivre ngeen affaire bi fan la tàmbalee ba fi muy jeexee maanaam ci affaire bi nii muy mbirum or bi ñu tuumal Taib Socé moom waxaalewul jéemul rawale or fayul xaalis impliqué wuñ ko ci li nga xamante ni mooy transaction bi lenn rek moo ko ci boole mooy am na ab xarit boo xamante ne nii amoon na confiance ci moom koo xamante ne nii nekk nañ lu ëpp fukki at comme ni ngeen ko déggee mu wóolu ko jéem ko defal li nga xamante ni mooy service gannaaw bu mu ko sàkkoo ci moom gannaaw loolu mu gis benn opportunité wax ko te yaakaar nañu loolu bépp sénégalais ku ci doonoon yow noonu ngay doxalee te doo xalaat sax te moom sax wax na ko bu fekkoon ni démb la da koy baamtuwaat parce que am na confiance ci jëmm jooju noonu parce que daf ko jàppee woon comme xaritam ci misaal mi ngi mel ni yow nga am xarit bu bëgg a jënd téléphone portable nga boole ko koo xamante ni day jaay téléphone gannaaw ba mu ko jëndee ay problème judd ci yow ñu cité la ci parce que yaa leen boole pour mu gën a simple nii rek la mbir yi demee donc moom Taib Socé ku waxal yàlla xam que ni dañ ko nax dañ ko trompé duggul ko ci loo xamante ni moom sax maîtriser wu ko woon au fond xamul woon ñan la am ak affaire nattu la boo xamante ni mën na dal képp ci àdduna tey boo demee ci kaso yi am na ñu bari ñi fa nekk am même cas que Taib Socé maanaam ci ay mbir yu ndaw ñu tëj leen ci donc en résumé lii moo tax oustaz Taib Socé caabi féete ko ginnaaw. léegi nag problème bi mu amee éclaté wu c'est normal maanaam yoon la justice ci boppam woo képp koo xamante ni impliqué woon nga ci affaire bi ca njëlbeen ba ni muy sottee parce que ab enquête la lépp dañ ko war a def mu leer mais yaakaar nañ ni d'après ni mbir mi demee nii du woon yoon sax ñuy tëj Taib Socé parce que moom comploté wul impliqué wuñ ko ci li nga xamante ni mooy jënd beeg jaay bi lu dul dafa boole yaakaaroon ni amul benn njuuj njaaj bu ci nekk en plus moom Taib Socé ku ko xam ni du def ko du ñaaw teef boo xamante ni nii mérité na tey traitement bi ñu ko jagleel waxuñu nag que waruñu tëj képp kuy ustaas déedéet ku deful lu dul yoon dafa war a dal sa kaw mais jàpp nañ ni moom deful lu jar ñu xañ ko liberté cooli loolu la. léegi nag li mat a souligner mooy seetaan gi ñu seetaan oustaz Taib Socé tàmbalee ko nag ci état bi lan moo tax parce que ci Sénégal gis nañ fi ku violé ab xale bu jigéen tëddul penam ba mu jeex gis nañ fi ab jaaykatu garab bu baaxul ñu gracier ko gis nañ fi kuy trafiqué faux billets ñu jàpp ko loxo ci poos te bañ ko jàpp sax ay faux billets la jël toog ci dañ ko tëj kaso diir bu yàggu dara ñu libéré ko gis nañ fi ñu fi détourné ay millions ak ay milliards ci ay direction ministère ay agence te waxuma sax tëj mais kenn woowu leen sax pour que ñu entendre leen déglu leen ibbi ab enquête léegi nag ab nitu yàlla koo xamante ne nii dafa defar ay doomi aadama ay nit yoo xamante ni amaana li ñu daan def sax neexul yàlla koo xamante ni nii ci liggéey bi mu daan def muy waaraate yi mu daan jàllale ak njàngaleem yokku ci wàññiwu si li alquran wax kese la Taib Socé daan jottali kenn mësu ko dégg ci ay cérémonie caaxaan yi nga xamante ni amaana boo fa demee sax ñenn ñuy woowee seen bopp ay ustaas nga fay fekk mësul dox ci lu ñàkk fayda nit kooku tey la ñu jàpp bëgg ko présenté comme ku tekkiwu dara tëj ko kaso ci affaire boo xamante ne nii laalewu ci lu dul boole nit ak nit koo xamante ni dafa amoon confiance ci moom nekkoon xaritam. oustaz Taib Socé nag lu tax ñu seetaan ko nag mooy dëggoom bokk na ci oustaz yoo xamante ni am nañ fulloo ko doy ni du ñu fréquenté ay politiciens yenn événement yi nga xamante ni oustaz yi ñu ngi koy organiser di dem ci ginnaaw autorités yi di leen ñaan ay soutien moom mosul nekk ci yooyu
même yenn conférence religieuse yi nga xamante ne nii yu mag a mag la dañ ko ciy boycotté parce que bu fa teewee du fa nekk di masla wala mu fay jéem a théâtre loolu lépp bokk na tey ci li tax oustaz Tayib Socé amul ku ko teel tànk ci réew mi lépp lu jëm ci mbirum ñàkk fayda nekku ci xëy na moo ko yóbbee li mu nekkee lii lépp kenn taxawu ko ci ñi nga xamante ni ñoom la ñuy woowee borom ndombal tànk yi ñi nga xam ne am nañ influence ci réew mi te war cee wax ñu toog seetaan ko. moo tax dañuy gërëm Sen TV ci initiative bi ñu jël ak Iran Ndaw oustaz Alioune Sall ak Mame Matar Gueye ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk ci comité boobu nga xam ne di ko tax a jóg mooy jàppale oustaz Tayib Socé ñu organiser ab téléthon pour di sàkku ñu dajale ab fonds bu toll ci 100 millions bi nga xam ne buy représenter caution bi tax ñu mën a libérer oustaz bi. parce que tey loolu kese moo fi sës nguur gi seetaan na ko média bi nga xamante ni fa lay liggéeyee seetaan nañ ko d'ailleurs bi ñu lancé téléthon bi lañ jéem a génnee ay xaalis di joxe alors que ñoom loolu ñoom ñoo ko waroon njëkkee donc lan moo fi sës Sénégalais yi nga xamante ni yàgg nañ jàng ci li nga xamante ni mooy ay waaraateem Sénégalais yi nga xamante ni daan nañ ko suivre te yàlla rek tax ñoom ñu boole seeni doole dajale seen alal xool naka lañ koy génnee fi nga xamante ni fa la nekk parce que méritoowu ko nit ñi nga xamante ni fii Sénégal tëj na leen kaso nit ñi di leen defal ay marche ay sit-in defuñu ci réew mi lu Tayib Socé deful parce que Tayib Socé li gën a am solo ci doomi aadama la daan defar muy ruu jikko ak xeex ak sa nosu bakkan te loolu bu ko doomi aadama bi matalee rek texe na àdduna ak yowmal xiyam donc ku ci mën a jàpp ci d'ailleurs li des ci 100 millions yi ko war a libérer muy caution bi bariwul ñu ngi wax 78 millions xëy na dépassé na ko affiche bi moo nekk nii téléthon bi pour ñi nga xamante ni bëgg nañ ci contribuer ñun organiser wuñ ko bokkuñ ci comité bi ko sos pour que mu leer mais daf ñu laal parce que ki mu concerné dëgg ak yàlla kese moo ko ñor donc fi ngeen ko mën a dimbalee mooy affiché ci image bi nii benn compte bancaire la banque islamique boo xam ne comité bi ñoo ko fësal ak benn numéro téléphone boo xamante ni numéro téléphone soxnaam la pour ñëpp ñi nga xamante ni bëgg nañ ko dimbali te yàlla rek tax parce que fi mu nekk du place am wax dëgg fa yàlla. donc vidéo bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.